président Ablaye Dieye daane lan moo tax man mënumaa bokk ci ñiy décider di wàccee ay décision ci sama dëkk muy Thiès kon damay samp sama ndënd wut sama mouvement tudde ko mouvement Siggi Jot Na. mouvement Siggi Jot Na dawal ñaari at ñu ngénte ko le président Macky Sall reconnaître ko mu nekk si ginnaawam di ko jàppale. le président Ablaye Dieye tey bëgg na képp koo xam si tey jàppale nga le président Macky Sall laneen lu mu am wàccee ko ci base bi ndax tey Ablaye Dieye bu wootee ni damay financer jigéen yi li mu gën a aay wootee ni damay jàppale ndaw yi ci petit emploi li mu gën a aay waa te kooku Ablaye Dieye président Macky Sall seet seegu ko mu di ko def kon suñu jàppalee président Macky Sall ba mu am ndam kon defe naa ne Ablaye Dieye ñaar yi mu doon def dina war a mën a nekk ñeent kon dañoo war a jàppale président Macky Sall mu jàppale Ablaye Dieye ndax président bilaam doyul tout récemment ku nekk xam na ne feebaru insuffisance rénale ni mu mel te bari te képp ku dëkk Sénégal rek xamoon nga ni benn néphrologue la ñu am ak benn appareil ren ji mu indi ñaar fukki machine dialyse ndax feebar la rek nag ndaw la yàlla moo ko yónni def ko gratuite kenn du ko fay ci ko daan fay par semaine 80 000 100 000 francs président Macky Sall moo fi jëlee loolu. barki démb mu xool xale yi jigéen ñi ni bëgguma ñu dem ba nekk mag cancer du col de l'utérus di leen sonal mu jël vaccin maye ko gratuitement ñun jigéen ñi suñu xol doon tiit yëpp tey le président Macky Sall dafa dindi loolu bilan boobu indi ko. tey suñu ndaamalee ba mu amee ay làmp indi ko zone est da ko yóbbu ci koñ yoo xam ne ñun xamuñu ko waaye barki dem président Macky Sall dafa dugal Promoville daal di jaar Cité Senghor assainissement ba kenn ñëpp gis nañ taliya Cité Senghor ñëpp gis nañ taliya R102 Darou Salaam tali yëpp goudron yëpp dugg na kon mois de juin bi bu tawee kenn ku nekk bu la neexee nag doo fa teg ay xeet di jéggi te lépp ci bilan président Macky Sall. lii ndaw ñi nag ñun jigéen ñi baaxoo nañu tàccu ak tëgg ak fecc waaye loolu neex na lool waaye bu leen fàtte ne dañoo am gan gu fi war a ñëw muy gan gu mag muy suñu président de la république. damaa toog Mamadou Meng ne ma nday ma ni ko naam mu ni ma nekkuma ak Abdoulaye Dieye ndax intérêt mu ni ma nekkuma ak Abdoulaye Dieye ndax ñeneen ñi nuñ koy toppee wala bëgg siiw dama nekk ak moom ndax sama frère la dama koy jàppale ngir ñu soutenir président Macky Sall mu gagné premier tour te yaakaar naa ni étant jeune fii bari na ay jeunes yu fi toog tey jii dañu war a jàppale président Macky Sall ndax kat man ko ba 700 wala 500 nee naa ni xam naa ni kon président Macky Sall moo fi mën loolu. Macky Sall tey jii gis nañ fi ay routes yu bari TER bi train express régional c'est grâce à Macky Sall Diamniadio daf ko defar ba mu rafet ak yeneen buñ ko fi wax duñ ko fi jóge kon nag nañu bàyyi mu eggre ay réalisation ay jeunes lañ demaguñu fenn buñ fi tegee beneen président xëy na li ñu bëgg naam du ko eggale kon nañu bàyyi président Macky Sall mu eggale ay réalisation waaw nous sommes avec Abdoulaye Dieye comme ni ma ko waxee woon sànq dafa généreux dafa modeste nekk jeune boo xam ne Thiès rek moo ko ñor kon mën naa ni nañu booloo manko ndax booloo mooy doole ñu jàppale Abdoulaye Dieye soutenir président Macky Sall mu gagné premier tour jàngeen jëf. solo macha allah taxaw ci taxawaay boo xam ne bu président ñëwee dina xam ne kat Abdoulaye Dieye mii ñu engagé ñoo nekk ci ginnaawam dina xam ne Abdoulaye Dieye mii dafa am wàll fii ci biir Thiès ndax yéen a ko waxal seen bopp maa ngi leen di déglu sànq ba tey ngeen ne li tax ngeen ànd ak Abdoulaye Dieye mooy dafa nekk ku social di def lu baax ci dëkk bi waa man ma ne lu dagg lu ne moroom ma lay fekki ndax Abdoulaye Dieye dafa am vision sociale baax mën a dimbali doomu aadama yi moo tax mu ànd ak le président Macky Sall ndax dañoo bokk jikko waaw bu loolu weesoo nag ma leen di ñaaxaar rek ñun ñëpp ay doomu Thiès lañ mais il est temps ñu fipp bañ jël suñuy carte voté ko utilement nag mooy ñu voté le président Macky Sall ndax kat waykat bi dani président dolli ñu
ma ne ko waaw nañu dolli ndax dañoo jig dafa ñëw pétrole bi ball gaz bi génn kon kooku amuñu fayam mooy ki ñu jig macha allah jigadiwuñu man li ma gën a neex ci bilan président mooy dama gis ne dafa am yërmande te boolewul dara ki wax sàll ngaar yi li ma ci gën a neex ci bilan bi mooy président dafa dugg ci sous-région bi ku ne xam na ni ndox mooy dundal doomu aadama mu dugg ci sous-région bi nag defal leen ay forage ay château d'eau fu lëndëmoon mu def fa ay làmp kooku bëgg na sécurité Sénégal bëgg na sénégalais yi di dund gu sell macha allah kon kooku amuñu fayam ñun nag bu ñuy wax ci bilan président Macky Sall duñu juum sax waaye dandul matal ndax lim fi dafa bari nag Adja Marème Diop la responsable des femmes wax na ko léegi Thiès gis ngeen ko Promoville bi dugg na leneen ak leneen dugg na xuy xamañ moo ko fi jële ndax ku ne woon bala nga naan bee sax courant ba coupé loolu yëpp président moo ñu ko fi jëleel PUDC Puma bi macha allah amuñu fayam taux de croissance bi gis nañ fi mu ko yóbbu ñun président moo ñu génne ci wërum ceeb bi téeméer la daan jar mu yóbbu ko 300 gaz bi daan jar 4500 mu def ko 3000 dawlin ji mu wàññi ko essence bi gasoil bi daan jar 800 mu def ko 600 kon kooku est-ce que ñun am nañ fayam lan rek lañ ko mën a faye mooy ñu voteel ko au premier tour mu am deuxième mandat ndax moo fi gën ñun nag Ceesuwaay yi nag yeewu nañu léegi foog naa ni kenn nelawatul ndax xam nañ ni nag ñi dëkk ci dëkk bi ak di defar dëkk bi ñoom la ñu fas yéenee àndal mooy ku ci mel ne le président Abdoulaye Dièye boo doxee ci dëkk bi taseeg moom boo fëggee këram fekk ko fa boo ko woowee téléphone mu wuyu la lu xew Thiès boo ko yëgalee mu teewal la kon nag du ñu jël suñuy carte di ko jox koo xam ne doo dox ci mbeddu Thiès yi ba dajeeg moom bu ñu jëlee suñu mairie bi teg ko fi bu rombee sax du ko gestu waa kooku est-ce que faale nañu bu leen ko nangooti bañ leen fipp leen jóg leen ànd ak président Abdoulaye Dièye mu falaat président Macky Sall au premier tour maa ngi sant maa ngi gërëm. nit ñi xam solo bi nga xamante ne vote bi nga xam ne ci lañ jëm am na ko muy tànn njiitum réew yaakaar naa aussi ñun buñ des jeunes taxaw fii lu ñu intéressé mooy avenir du Sénégal lu ñu amal njariñ mooy njariñu Sénégal suñu gisee lu tax ñun tey nous avons décidé ñu engagé wu ci ginnaaw le président Abdoulaye Dièye daldi ne rek il est jeune il est digne engagé xam lu mu bëgg xam lu mu yéene askanu Thiès toujours ci sama wax dinaa faral di wax ni le président Abdoulaye Dièye du mouvement Siggi Jotna yàlla jox na ko teraangam bu ko neexoon mu toog Ndakaaru Njaay téye alalam ne waa Thiès yéen a yëg seen bopp tey bu décidé ñëw fii ñëw Thiès juste pour ànd ak yéen ne nañ leen liggéey pour Thiès xam nga ne kooku am na lu mu yéene waa Thiès lu koy yombal nag lenn la mooy ñun ñi nga xamante ne ñun ñoo dëkk Thiès duñu mën a nangu ñu ñël ne sii ci Sénégal wala fii ci biir Thiès benn doomu Thiès rek moo fi nekk moom rek moo mën a defar dëkk non c'est impossible tey képp ku fi taxaw en tant que jeune su sañoon su yoree alal gi mu yore dina ko ñëw def ci biir Thiès tey le président Abdoulaye Dièye ci nit yooyu la bokk li muy def bëggul ma sàmm yëg ko bëggul ma demb yëg ko mën naa ni ne politique da ko cee dab avant politique la tàmbale def social di jàppale doomu aadama sans condition xoolul nga jàppale ko xoolul nga bañ ko jàppale kon kooku yaakaar naa ne bu ñëwee woote ne askan bi ñëw leen ñu ànd ñu liggéey jaadu na ñëpp ñëw jàppale ko ànd ak moom liggéey bi ci des pourquoi le président Abdoulaye Dièye du mouvement Siggi Jotna moom mu choisir le candidat Macky Sall choisir na le candidat Macky Sall parce que gis nañu vaste réalisation yi nga xamante ne président def na ko
président ñi mu demaloon ñëpp. te tey ki nga xam ne moom moo jiite réew mi bu ñu xoolee réalisation yi mu def yëpp ñu xool dafa jox ñi nga xamante ne ñoo koy waxal suffisamment d'arguments ba nga xamante ne nit ñi dinañ téye micro bi di wax bañ na ñi dañoo bari wax te fekk na du bari wax parce que le président a fait une vaste réalisation dafa yaatu lu ma liggéey kon loolu dañ ci war a bàyyi xel aussi te loolu bokk na ci li tax le président du mouvement Siggi Jotna monsieur Abdoulaye Dièye mu choisir le candidat Macky Sall mais aussi comme le président Abdoulaye Dièye il est jeune et gis na président mu teg le plan Sénégal émergent ba mu tegee le plan Sénégal émergent mu gis ne da koo visé fii ba 2035 kon 2035 le président Macky Sall calculé na sax xale bu ndaw bi toog kon kooku ku jar a bàyyi xel la kon loolu tamit nañ leen ko sóoraale te bokk na ci li tax le président Abdoulaye Dièye choisir le candidat Macky Sall mais bu ñu xoolee aussi président xool leen dëkk yi nga xamante ne dafa làkk woon ci biir Sénégal yëpp da koo désenclavé maanaam dugal na fa tali pour nit ñi mën a am accès di dem bu ne seet lu ci ëpp ay goudron xonk la woon boo jàllee oto yi poussière beeg yooyu mais demal Joal yoonu Joal bi xool lu ko président def tey oto yi dañuy dugg nit ñi dañuy def lu ñu daan def 2 heures de temps tey mën nañu ko def ci moins de 1 heure de temps mais yooyu noonu nañ leen ko bàyyi xel ñun Sénégal moo ñu intéressé c'est que ñun jeunes nañ leen bàyyi xel loo xamante ne aussi du président Macky Sall du Idrissa Seck du les autres de PUR wala Sonko ñun li ñu intéressé mooy Sénégal nous sommes jeunes c'est notre avenir tey képp ku toog ci réew mi lu ko intéressé mooy moom mooy jot xaalis bi mais ñun jeunes daa am loo xamante ne ñun ñoo ko war a bàyyi xel war ko njëkk a xeex kon tey jaadu na ñu jàppale le président Macky Sall ci lan parce que tey bu jotaatee nguur gi talul damay wuti assemblée nationale talul yeneen institution yi mu ne da koy laal lu ko intéressé mooy continuer liggéeyam mais nañ leen ko dénk mu continuer liggéeyam su ko defee calculé wu 2e mandat calculé wul dara mu yeggale liggéeyam parce que tey bu fekkee ñun jël nañu suñu Sénégal di ko dénk ku ñëw ñu ne ko benn mandat dafa am conséquences yu mu ñu mën a jural te conséquences yooyu mu ñu mën a jural ñun dañ ko war a moytu mooy la tey président Macky Sall waxtaan la muy wax investisseurs yi ñëw nañu gis ngeen keroog ba mu demee Paris loolu yëpp ñu ko investisseurs yi ñeme ko ba di ko jox tey ñun bu ñu ko yemalee benn mandat gis nga bu ñu ko joxee keneen bu ñëwaatee dafay recommencer waat yeneen négociation bu ko defee investisseurs yooyu dootuñu ñëwati Sénégal dañ naan ñii léegi su ko defee pauvreté bi day gën a yokk suñu réew mais est-ce que ñun loolu jaral nañu ndax war nañoo changer kii war nañoo jox kee ba lor suñu bopp tey koo jox fii mu jiite réew mi dinaa la wax xaalis ba moom dina ko jot ak ñi mu dennal ak ñeneen mbokkam mais ñun ñi nga xamante ne ñun ñooy population bi ñun ñooy souffrir. di ko teg ci sunu loxo frère notre camarade et ami monsieur Mamour Mbengue mu nekk quelqu'un boo xam ni c'est un jeune frère très dynamique lépp luy mouvement Siggi Jotna di woote guddi ak bëccëg suba ak ngoon mu ci xar tànk tubéyam. Mamour, comme j'ai l'habitude de le dire, c'est quelqu'un qui a vécu le mouvement Siggi Jotna. Il a été tout au début de ce processus qu'on a enclenché pour accompagner notre frère, le président Abdoulaye Dièye, dans cette noble mission. mu nekk benn mission boo xam ni ñun ndawi Thiès ñun ñi nga xam ni dañoo demoon ba seexlu politique jéppi politiciens yi toogoon banque suñuy loxo lànk bi ñuy defati politique parce que amatuñu woon confiance amatuñu woon personne boo xam ni kii crédible na boo xam ni ñun jaral nañu yàq suñuy temps ñëw ànd ak moom bi président Abdoulaye Dièye ñëwee yaakaar naa loolu dafa saafara mu nekk quelqu'un boo xam ne dafa ñëw yaakaar dundaat mu daal joxaat jeunesse bi espoir ci lan par un langage de vérité. Je pense que lorsqu'il a commencé, c'était au niveau de Casino, il avait tenu ce fameux discours politique moo pour nax kenn waaye bu ma kenn nax damay ñëw gis jafe-jafe askan bi bëgg a jàppale samay ndaw koñ bëgg a jàppale samay ndaw dëkk bëgg a jàppale les femmes, accompagner leen par des formations, sanctionner ensuite par des créneaux de financement yoo xam ne dañ leen koy accompagner ñu mën a suqali seen bopp. lii mooy sama mission ci politique lii moo ma tax a def politique. Abdoulaye Dièye yàgg a wax ni je ne suis pas là pour faire de la politique politicienne je ne suis pas venu pour dund ci politique mais damaa ñëw dundal politique. mission boobu bi mu koy woote nag mu ni woon ani ndaw ñi nga xam ne bëgg nañ Thiès ani ndaw ñi nga xam ne am nañ gëm-gëm seen bopp am na ndaw ñi nga xam ne tey jii taxaw nañ pour renverser la tendance
bu Ablaye Dièye dee wax renverser la tendance c'est-à-dire que ni dafa bëgg dëpp carte gi maanaam li fi daan xew ñi nga xam ne dañ leen daan tungoom ba ñu àgg ca njombaxtal ba di diriger ni leen neex di defee ni leen neex président Ablaye Dièye dafa ñëw bëgg a soppi loolu c'est-à-dire que ni ñun ñii ñooy àndandoo ensemble dans les instances de décision suqali suñu gox mais loolu nag moom dafa gëm am yaakaar ni mënu kaa def budul àndul rek les pouvoirs publics c'est-à-dire que day nit koo xam ni dafa nangu ndogalu yàlla nangu ni kat président Macky Sall mii suñu borom moo ko teg ci bopp réew mi kon moo war a doxal mu gis kat bi ko yàlla dogalee le président Macky Sall ñëw accéder à la magistrature suprême pendant 7 ans mu teg ay jéego yu am solo yoo xam ne mu ngi jëmale Sénégal kanam gis na ni njàng xale yi ci wàllu éducation bi président Macky Sall ñëw na améliorer les conditions de vie des étudiants te yaakaar naa ni suñu waajur yi dara soxalu leen lu dul bu ñu nekkee ci kër gi seen doom yi leen tàggu dem ci yeneen dëkk di fa jàngee wax dëgg yàlla fañ nekk mën a am ay jumtukaay yoo xam ni dina leen permettre ñuy mën a seen étude sainement président Macky Sall aussi ñëw investir sur les femmes mu créé lu naan la DER la délégation à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes mu ne man kat damaa bëgg a éveiller esprit entrepreneuriat bi nga xam ne mu ngi ci jeunes yi ak ci femmes yi mu ni femmes yi dañoo jàmbaare lool dañoo am cawarte te gis naa ni ku leen jàppale ñoom kat mën nañoo suqali dëkk bi mu indi fonds boobu nga xam c'est un fonds de 30 milliards yaakaar naa ni Thiès jël na ci wàllam fonds boo xam ne tey jii nii femmes yi dañ leen di accompagner par des financements ñoom ñu ngi créer seen i propre PME mu daal di ñëw ni wàllu wér-gu-yaram bi daf ma soxal parce que kenn mënut a soxali réew te amoo un esprit sain da naan un corps sain dans un esprit sain mu ñëw créer li naan la couverture maladie universelle maanaam xale yi nga xam ne dañuy soog a judd ba bu ñuy am juróomi at bu ñu demee dañuy faju gratuitement mu ni nag sunu yaay yi sunu jigéen ñi parfois nag bu ñu daan toll ci diggante wax dëgg yàlla seen bakkan da daan nekk ci diggante dund ak dee mu ni nag ndax lan ñàkk moyen mu ni dañuy accompagner ñoom daal di def la gratuité de la césarienne maanaam femmes yi nga xam ne dañoo toll ci diggante bu ñu demee hôpital ñu war a def césarienne duñ ci fay dërëm mu ñëw aussi def la gratuité de l'hémodialyse yooyu yëpp di mesure yoo xam ni le président Macky Sall daf ko jël xam ni réew mënoo ko suqali tant que accompagner ko avec des mesures yoo xam ne sont des mesures sociales pour que ñi nga xam ne seen loxo jëpp jotewul seen ginnaaw ñu mën leen a jàppale moo tax mu ne je suis venu pour vaincre les inégalités sociales looloo tax mu instaurer li naan les bourses de sécurité familiale am na famille yoo xam ni xam dañ daan dund extrême pauvreté avant 2012 c'est-à-dire avant l'accession du président Macky Sall au magistrature suprême mais moom bi mu ñëwee damay instaurer bourse de sécurité familiale pour permettre yenn famille yi nga xam ne dañ daan dund ci précarité ñu am lu nu suturloo am loo xam ne aussi dañ ci mën a dimbali seen njaboot ndax kat suñu Sénégal gii Sénégal ñëpp la un Sénégal pour tous Sénégal boo xam ni ñi am ak ñi ñàkk ñëpp war nañ cee sentir seen bopp waruñu cee beddi kenn bi mu instauré les bourses de sécurité familiale képp koo xam ne bénéficié wu nga ci bourse de sécurité familiale maanaam par trimestre 25000 yi ñu lay alloué da ngay am aussi bénéfice yi nga xam ni couverture maladie universelle da koy indiwaale da nga ciy am accès da ngay am accès aussi ci yeneen avantages yi nga xam ne sont des avantages sociaux yoo xam ne daf lay permettre yow ak sa njaboot ngeen mën a bokk ci dëkk bi te kenn du leen beddi mu nekk président boo xam ne bi mu ñëwee xoolul xaj ak seen nekkul fii di def benn politique boo xam ni rapport de force lay utiliser moo tax mu jël programme boobu muy Promoville ñëw indi ko fii ci Thiès ba yenn tali yi nga xam ni demoon fa daan jafe trop ci Thiès yenn ko ñi nga xam ne assainissement dafa doon jafe trop ci Thiès mu indi fa yi ngi naan ay tali Promoville pour que programme boobu permettre ñu dugal ay tali defar assainissement. ñu newoon Dakar di lijjanti mbirum meeting bi jiit la ba dugg Thiès ñu soññ ñu parce que ñi doon nekk randu leen mënuñu woon a xaarati ma nëng ko indi ko mu gunge ma tuuti ci meeting boobu loolu moo tax mu guddee ginnaaw bi ma nuyoo mbooloo mi fi nekk ak kilifa yi tedd yi ñu fi fekk yépp ñi ngi fesal suñu mbégte lool ci ànd ak moom ñëw fii fi nga xam ne ci baasam la bokk seet si ay mbokkam
ay am di jàmmam ay xaritam di fi yëkkati seede yooyu muy seede yu njëkk ci suñu xol parce que yàlla daf ñu boole muy ndaw di yëngatu ci mbirum politique gannaaw ba mu yëngatoo ci social ba ñëpp xam nekk une fierté pour ñun ñëpp mag nag bi ànd ak rakkam muy rakk ju mat rakk su iñaanul ba ñëw ci ay mbokkam wala ay nitam daf ko faa war a seede war ko faa fësal ma leen di wax di yéen ñii war ngeen a mën a fier ci seen responsable bii toog muy Ablaye Dieye mat na responsable et au-delà même de sa base ñun ñi nga xam ni yàlla daf ñu boole ak moom ñu yëngatu ci géewu politique bi c'est une fierté pour nous c'est une référence pour nous malgré différence d'âge bi nga xam ni dox na suñu diggante loolu di mbir moo xam ni mag mu iñaanul war nga ko mën a nangul te wax dëgg yàlla ça nous rassure parce que tey jii xam nañ ni relève politique bi c'est assuré parce que nag politique wax lu ñaaw buuxante xuloo ak xaxarante dafa weesu dafa xewi nit ñi ku ñu nawul respecté wuñu la nekk loo référence ci ñoom amuñu jukko yi rafet yu ñuy xool ci yow defe naa ni boo leen wooyee mën nañoo ñëw lekk sa xaalis mën nañ laa nax naam mais ànd bu naree ànd ak conviction dafay fekk ki nga xam ni moo leen jiite nekk référence te moom mi référence la kon nag maa ngi leen koy dénkaat bu baax a baax di leen féliciter ci liggéey bi parce que ni MC bi libellé ordre du jour bi noonu kese la je crois que am ngeen fierté seen responsable nekk le principal organisateur de l'événement le plus important du département mooy meeting bi nga xam ni dañ ko dëgmal le 17 bii di ñëw maanaam dimanche mu yàlla def mu jiite ñu ñëpp nekk le président du comité d'organisation di ko jiite nag ak loolu tubaab di tuddee inclusivité maanaam boole ci ñëpp mu denk donc défi bu mag boo xam ni yéen ñëpp war ngeen ci mën a jàpp su ma ñëwee fii ngeen di tee débat intégré loolu ci seen ordre du jour loolu mënul def lu dul rassurer ñu kon nag na ngeen yokk mobiliser wóor na ma ni sax yéen a ngi ci mais jàppale Ablaye jàppale ñu ñun ñii parce que nag li président Macky Sall di xaar ci moom rëy na lool kenn mënul tudd Thiès tey te tudd ko kenn mënul tudd benn politicien bu yëngu fii ci Thiès te tudd ko loolu nag loolu tubaab di wax ni li jafe bu egg au sommet mais des ci moo jafe et pour que mu mën a persévérer yéen da ngeen ci am benn partie bu importante bu ngeen war a jouer jàpp leen ci ku ngeen xam mu man cee jàpp ngeen jàppale ko tam le 24 février jotee bu ñëpp yëkkati seen loxo Ablaye gën a mën a yëkkati loxoom ci kaw parce que suñu fierté la seen fierté la maa ngi leen di gërëm di leen sant. parce que déjà c'est pas évident nga dëkk ci dëkk surtout dans des quartiers périphériques dem ba réussir sa àdduna di gestu sa ginnaaw parce que am na ci ay nit ñoo xamante ni fii yàlla defal na leen teraanga tey dimbaluñu kenn te responsabilité la nit balaa nga def social il faut être sociable et ça c'est pas évident c'est pas donné à tout le monde kon donc ñu ngi lay gërëm di la sant di la wax ni aussi ñi ngi ci sa ginnaaw ci liggéey bi ngay def ni pour jàppale pour réélire encore le président Macky Sall parce que je pense que bilan Macky Sall bu ñu fi nekkee di ko libellé duñ fi jugee. ce qui fait que kii ku ñu war a mën a jàppale la Abdoulaye Dieye parce que wane na ko. muy Awa Mbaye de Seynabou Maar moo mu nga xam ne ci koñ bi la dëkk di borom koñ bi bokk ak ñun màggandoog ñun nekk ak ñun sekk ak ñun jàmm gis naa ne délégation bi nga àndal rek dal na suñu xel tey nag dafa fekk ni mitunuñu dama wàcc léegi 3 heures Mamadou ni ma Ablaye Dieye dama koy defal tee débat
mais su ko yëgale woon 2 jours avant boo ñëwee fii doo fi xaj parce que xam nañu nuñ lay teeroo xam nañu nuñ lay jële te ki nga xam ne moo la fi indi muy Mamadou Mbengue dañu gërëm ndeyam muy Awa Mbaye di gërëm Pa Jules mi nga xam ne moo ñu may lii parce que bu doon beneen xale bu ñu invité tey duñu ñëw di wax fii sama taxawaay nag li ko indi mooy dañu am ay groupement ci koñ bi am ay groupement de femmes yoo xam ne Marie Diop moo leen jiite mu am yeneen groupement yu fi nekk aussi ak seeni avec ñu dajaloo ñëw dénk ma seen kàddu ndaxte ñun ñoo nekk ay politiciens yu nekk ci koñ bi di jàpp fii ñuy jàpp fële nga ñëw nag pour jàppale ñu ne balaa ñoo wax dara dinañ la wax suñu doléance parce que politique doléance te dañu gis ni yaa ngi def social bu rëy ci dëkk bi di dimbali jigéen ñi di dimbali xale yi di dimbali mag ñi di dimbali gone yi gis nga fii ñu toog tey képp politicien bu fi taxaw am fi mbooloo xamal ni yaa ko liggéey soo ko liggéeyul woon kenn jaraluñu yàq suñuy nelaw wala jóge suñuy kër yàq suñuy itte mais président Ablaye Dièye jaral na koñ bi yépp ñu bañ a nelaw toog di la xaar ba fajar yaay dox guddi yaay dox bëccëg yaay dox proximité bu nga def ci koñ bi di ko defal président Macky Sall kenn defalu ko ci Thiès maa ngi lay seedeel ni lii Macky Sall am ci Thiès sa loxo ci dugg ak ñi nga àndal waaye li ci ëpp nag yaa ko ci liggéey sa liggéey nag dafa rafet mu tax man ma taxaw fii di wax parce que tey mi ngi ñu fekk ñu ngi ci mobilisation ñu ngi préparé di la jàppale nag ci arrivée président di nga xam ne yow président am nga fi ay jigéen samay waa koñ nag muy jigéen muy xale ñi ngi lay tàllal seen loxo jëli nañu seeni carte ñi jëleegul ñi ngi waaj a jëli dañu bëgg nga jàppale leen ci seeni mouvement jàppale leen ci seeni groupement jàppale leen ci lépp lu ñuy def jaaykatu caaf yaa ngi fi ñu néew doole yaa ngi fi ñëpp a ngi fi président ñu ngi sa ginnaaw tey ñu ngi sa ginnaaw ëllëg yow la ñu gis yaa ñu ko jagal merci. te jàppale la muy Macky Sall dama leen wax sànq fii ni leen Thiès laa juddoo Thiès laa yaroo Thiès laa màggee mais j'ai un frère candidat mais je ne suis pas avec lui. Madické Niang est mon frère de même sang même père mais ànduma ak moom ki may àndal mooy kan Ablaye Dièye yaa ma tax a jóge Ndakaaru uniquement pour ñëw waxtaan ak yow xamoon naa ni danaa fi fekk sama rakk ji Abdou Mbow mii xale yi Thiès nag waxuma la pénc Alinguer rek mais pénc Alinguer rek taaxi kaw ak ba yàlla xuju ba jaan ak R100 ak Sampaateek Randuleen Sud Randuleen Nord Grand Thiès Somme Jaxaaw Caali Pilo ñëpp dunoo war a ànd ak yow xamul tax da ngay xale bu ndaw juddu barka démb ci sunu kanam en 1976 mooy li ma wax sànq yàlla wërsëgale la as tuut li nga yor mënoon nga ko baralu kii dafa am dafay toog nu waxal li ñu koy wax lii moo nu fi indi. muy Moussa Niang ndax mooy sama deret sama mag la sama xarit la yàlla ko yàlla sàmm di ci teg sama président Abdoulaye Dièye moom président à qui j'ai l'honneur de servir yàlla xam na ko di ci teg tamit ki nga xamante ne mooy Adja Fatou Bintou Naam yàlla xam na ni mën na maa jur ndax moo ak sama yaay ñu ànd suba ngoon mais bàyyi na lépp li mu war def ci ay itte ñëw taxaw fii waaw mënoon naa ni kii kat xale bu ndaw la wala dara mënoon naa bay ñëw mais ñëw na assisté ko te ñun bu ñu amee fit di dugg ci politique am nañ ci am na ci part de responsabilité ndaxte biñu nekkee xale fii politicien bu ne wàcc na fi Idrissa Seck ñëwal na ko fi 2003 ma fàtte mukk di maa jàppoon ne xale yi jël ay chaise di ko indi Moustapha Sorong fii lii ci làmb ji te moom la woon kon bu ñu demee ba ay doomam
ànd ak président boo xamante ne dafa am beneen xar kanam muy président Abdoulaye Dièye billaay Abdoulaye Dièye ñun yàgg naa la ko wax du ñu yeggewul kenn mais da ngaa neex a àndal li ma lay dénk lu ndaw rek mooy te nag jàpp naa ne am naa ci sañ-sañ mooy téere yàlla bi waaw qulillahu maalikal mulk tuuti il mulk man tasha wa tanzi'u mulk mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha bi yadikal xayr innaka ala kulli shay'in qadir tuxruju layla fi nahaar c'est yàlla rek c'est lui qui fait pénétrer la nuit dans le jour moom rek moo mënteew dara ndax moo la sàkk yoon wi nag metti na lool bari na ay jam-jam il faut oser dire ko wax ko dafa ba yoon bi dafa bari ay jam-jam lool ndax tamit nit sax pour nga am doom da ngay ëmb 9 mois wasin mais yàlla mooy dogal zalika fadlullahi yuuti man yasha wallahu zu fadlil azim li nga def ci politique matul ñaari at yàlla may la ci daraja ji nag du question rek da nga takk téere bay ra de daraja la boo xamante ne da nga koo def ay acte nit ñi dañoo sonn Abdoulaye Dièye macha allah bu la neexoon nga tëdd Ndakaaru mais déedéet defoo ko da ngaa ñëw indi siggi jot na mooy àdduna siggi jot na mooy alxuraan bi alxuraan yépp siggi jot na la loolu la Malcolm X woote woon ba ñu boom ko loolu la Martin Luther King woote woon ba ñu boom ko loolu la Thomas Sankara woote woon ba ñu boom ko loolu la Patrice Lumumba woote woon ba ñu boom ko waaye loolu nga woote bay dugg ci meeru Thiès bi incha allah même bu du say ambition sax ñoo lay diri dugal la fa ñun ñoo lay diri ñun waa Siggi Jotna ñooy diri suñu président Abdoulaye Dièye dugal ko fa même bu fekkee sax xëy na amoo ay ambition locale mais ñun suñu rêve li tax ñu bëgg Siggi Jotna suñu rêve bi gën a ngand un jour xaw ma lan lay doon mais dinañ jël suñu président Abdoulaye Dièye dugal ko ci suñu mairie bi incha allahu rabbi waaw di sant waa Pendiala Nguer ndax Abdoulaye Dièye semaine bii mooy semaine bi ma gën a neex ci bi ma commencé di ànd ak yow ba léegi ndax xëy na ñun ñëpp APR lañ fi nekkal mais waa Pendiala Nguer dañoo nekk APR nekkoon ak keneen du ma tudd turam ma romb fa gis leen ñu jël ay di faj mer dëgg la sax ndeyam gënul leen ma gis ñu jël ay tissu yu orange taf ko seen kër xam naa ni àggul seen xol ma dem waxtaan ak ñoom ñu xamal ma carrément nañu dafa am dañoo nekkoon ci biir APR am ku leen metti am lu leen metti ma xam ne ñoom ñëpp ci zone bi la ñuy wotee te bu ñu demee faneen woteel kaneen du baax ci le président Macky Sall ndax Macky Sall soxla na votu ñëpp mais bi mu ñëwee waxtaan ceeg coordonnateur ci Yacine Diagne na ko kat faamu Pendiala Nguer yi mer nañu te fas yéene nañoo bàyyi APR pour dem faneen ci Yacine ne ma loolu du am illaa yu mi diin yombal lépp Papa Ndiaye Codé dama koy gërëm ak Sëy Fallou ñu ñëw jël si mu ñu dem waxtaan ak ñoom ba tey Ablaye ñoom ñu ngi ni toog. di nuyu le président Abdoulaye Dièye di nuyu ma sœur Ndeye Awa Mbaye ak suñu doyen Niang ci kàddu yu rafet yi nga xam ne wax na ko fi léegi di nuyu aussi suñu tata Seynabou ak ñëpp ñi nga xam ne ñi ngi fii di nuyu aussi le responsable bi nga xam ne moom moo organisé lii ak képp koo xam ne yaa ngi bokk ci mouvement Siggi Jotna wala mën nañ ne rek majorité présidentielle Benno Bokk Yaakaar di wax ne dañuy jéggalu sax ci heure bi ñu ñëw ak wax dem mais loolu dinañ ci comprendre parce que am na activité yu bari même le directeur de cabinet Demba mi ngi fa woon ci ñi leen su ma jigee fii dama war a dellu ci yeneen activité moo tax ma ne président nga may ñu suñu waxee rek yeweeku parce que liggéey bi ñuy def fii la ñuy def feneen di ko def donc di wax ne yàlla daf ñu boole ñu am cursus kii nekk def man métier journalisme laa def yàlla dugal ma ci politique moom mu nekk un homme d'affaires wërsëgam aussi mu koy def ci nit ba yàlla def tey ñu bokk yoon mu yor un mouvement di jàppale président Macky Sall te ku ne xam na ne moom ku am solo la ci li ñuy def surtout fii ci dëkk bi ci Thiès parce que nit nag boo amee njariñ pour askan bi jàpp naa ne kooku war nañ ko mën a jàpp te Ablaye am na njariñ askan kon na fi pratiquement président de la république tey ci suba ñu ngi koy wax chemin de fer ñi ko jaay Ndeye Awa mi ngi ni taxaw ñi nga xamante ni ñoo ko yàq Idrissa ci la bokk jamono 2002 tey jii bu pexeen antu woon ñoom Ndeye Awa ñiy génn nañ leen parce que balaa be jël na ko jël
logement yi jox ko ñi nga xamante ni ñooy maire te loolu fi la dëkkoon donc bu demee ba tey di foowe xelam mi comme moom dafa jàpp ne xel mi lay foowe ñëw ci koñ bi wër namoon naa leen xam nga kuy wax namoon naa leen mooy gëj na leen a gis du fi ñëw xamul lu xew ci dëkk bi 2014 lañ ko fal conseil départemental man mii conseil départemental ñaari conseil la fa mës a def la preuve fi mu toll nii ñëw na def ouverture rek làmmiñam wu rëy demati na bala mu fay ñëwati dernier jour ñëwati naan namm naa leen dëgg xam nga nag aussi ñun loolu dañ cee sonn Cees waaye dañoo damm ci namoon naa leen dañoo bëgg ku leen di gis subaak ngoon guddeeg bëccëg donc je pense que aussi nit te fii ñu taxaw nii mën nañ ne fii la dëkk waaye fii bokk na ci quartier yi gën a dellu ginnaaw loolu nag war na mën a tax waa koñ bi ci boppam jël seen fulaak seen fayda kan la fi mus a financé kan la fi mus a fayal jàng kan la fi mus a dee ba mu ñëw jaale ji ko donc nit ñi nañuy am seen fulaak seen fayda ay réalisation président kenn waxatu ko Thiès gii ci boppam li fi amakus néew ci ay tali ñu koy dugal Promoville moo ko fi dugal te président ko fi def bourse familiale bu fi duggee président moo ko fi def ceeb bu yokkul dëwlin yokkul gaz wàññeeku courant coupétul président Macky Sall moo ko def léegi soo amee président bu mel noonu defal loolu sa dëkk tabax fi ISEP eggale stade bi eggale auditorium defar campus universitaire fii ci Balabé am ñu mel ne Ablaye Dieye ak ñeneen ji jàppale waa dëkk bi nag war nañu war a jox bopp président Macky Sall te loolu mi ngi commencé en 2017 la commencé li ci bëri tey ginnaaw suba nag war nañoo wan président Macky Sall ne ko fii ñoo ko moom te loolu nag il faut une forte mobilisation maa ngi dégg sànq le jeune di wax ne 14 car waa penc Alinguer kay war ngeen a mën a dox nag fii ak kii xanaa jeeg gi sax war nañoo mën a doxantu ndànk ba yegg place de France waa jàmm gën sax xaw nañoo sori tuuti waaye fii nag wax dëgg yàlla mën nañoo doxan ndànk daagu dem ba place de France toog fa xaar président bu ñëwee ñu teeru ko teeru bu am solo wan ko ne ko Thiès jox nañ ko une majorité donc vraiment loolu mooy li nga xam ne bëggoon naa ko wax ñëw bi mënul woon ñàkk parce que Ablaye jar na loolu parce que c'est un homme courageux un homme loyal nit ku baax nit koo xam ne du wax safaan lu dul jàmm te nit nag bu dee nitu jàmm di dox jàmm di ko wax ba pare amal njariñ askanam war nañ koo mën a jàppale loolu mooy li nga xam ne mënoon nañ ko wax parce que moom c'est un entrepreneur sànq am na ko wax ne mënoon na jël li mu am dem lekk koo waa këram effectivement parce que moom amul ndomba tànk comme man c'est un entrepreneur boo xamante nii mënoon na continuer di liggéeyam mais dafa xam ne askan bi soxla nañ ko soxla nañ ñu mel ne moom soxla na jàppale président Macky Sall moo tax mu engagé wu pour jàppale président Macky Sall loolu mooy kàddu yi ma bëggoon wax di sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaam. léegi di wax ni rek préoccupation yi moo xaw a bari léegi nii rek ñu ngi may xaar réunion pour préparation meetingu président bi donc moo tax tey mbir bi demee nii mais dañuy doole suñu nuyoo rek nuyu suñu kilifa bi nga xamante ni moo fi teewal tey di suñu nijaay ñaar dégg nañ ay kàddoom moom bu ñu ko tuddee rek tudd nañ kilifa yi nga xamante ni ñoo nekk fii ñëpp ci pencee Alinguer mais di jiital suñu nuyu ki nga xamante ni tey mooy suñu sœur Fatou Bintou Nam man tey ma fekkee dama am fierté am kontaan ci moom parce que sama sœur la ki may conseiller la ki may teg si yoon la ñu bëri amaana sax dañoo defe ni nekkul ak man wante li may liggéey lépp si moom la jógee damay dox di ñëw toog këram ñuy waxtaan mu may jox ay orientation donc Fatou Bintou kontaan nañ ci yow gis naa ni nga taxawoo sa rak gis naa ni nga taxawoo sa jarbaat ci li nga xamante ni moom la nekk mais di nuyu spécialement ki nga xamante ni tey moo woote tey débat bi di Mamour Meng di un jeune dynamique di un jeune sérieux di un jeune engagé ci détermination ci li nga xamante ni moom la nekk donc je pense que ni bu ñuy wax les premiers à être à Siggi jot na Mamour moom laay nommé le premier jeune bi nga xamante ni moo adhéré à la vision du président Abdoulaye Dieye donc Mamour encore une fois de plus je te remercie te tey lii wane na sa engagement bi nga xamante ni am nga ko bu ma jógee si loolu damay nuyu waa penc Alinguer ñëpp jigéen ñi
dégg naa li ngeen wax Mamour amul dara lu dul yéen donc tey demoon ngeen faneen mais ngeen dem bay dellu gannaaw Mamour ñëw waxtaan ak yéen ngeen dellu siwaat ñëw ànd ak la mouvance présidentielle donc ñu ngi leen di féliciter ci loolu di leen remercier ci engagement boobu mais xam ngeen ni ànd ngeen koo xamante ni ku ànd ak moom doo dellu gannaaw ku ànd ak moom dina respecter ay engagement parce que ñun li ñu ñor mooy jigéen ñi jàpp ci dara jigéen ñi am ay activités génératrices de revenus parce que on participe à la capacitation des femmes mais aussi à leur autonomisation donc à travers Mamour je pense que ni dinañ fi amaat yeneen jotaay yoo xam dinañ waxtaan pour seeni projet donc loolu ñu ngi leen ci jox engagement te xam ni dina nekk engagement yoo xam dinañ ko respecter mais aussi di remercier les jeunes yi nekk penc Aly Nguer donc bu ma tuddee Mamour rek tudd naa leen donc ñun tey ku ñu gis xam ni jeunes yi aussi suñuy préoccupation lañ donc vraiment penc Aly Nguer kontaan nañ ci yéen mais di jox mention spéciale ñi nga xamante ni ñoom laa fi àndal donc di si lim ki nga xamante ni moo fi nekk wax naa ko mu jël parole mais moom nit ku ñàkk ki ñaan la ku baax la di le mandataire de la commune nord le responsable le grand responsable ma lay jóg mu bëgg ngeen tàccul ma ko bu baax di sama xarit ñu bokk génération bokk gis-gis bokk vision donc ma lay merci encore maa ngi lay remercier ci sa engagement ak ci sa considération envers ma modeste personne. grâce à elle du kenn du Massamba du Demba ci cité Balaabe bu ñu ko gañee ba mu duggee ci langue ga moo tax ñu gañe ko donc Ndeye Awa ñu ngi lay remercier di la féliciter mais aussi di nuyu waa mouvement Siggi Jotna yépp gis nañ seen taxawaay gis nañ seen engagement mbir mi metti na gis nañ caravane yi de jour en jour proximité yi ngeen di def porte à porte yi tey débat yi ngeen di animé vraiment merci beaucoup gis naa mon ami Diouf jox na ma sànq chronogramme bi ni ngeen animé tey débat bi mais je pense que c'est ça mooy teg le bilan du président Macky Sall teg les réalisations du président Macky Sall mais aussi jaay notre candidat le candidat Macky Sall donc tey je pense que ni tey dama ni devoir de si ñun et c'est utile un devoir utile que ñu falaat le président Macky Sall ndax fi nga xamante ni indi na ko réew mi parce que tey ku xool ci Thiès depuis 2017 sànq le président Abdou mu ngi koy wax 2017 ba 2018 li fi président Macky Sall def 60 ans plus même am na ñoo xamante ni defuñu ko fi jël nañ ay nit dénk leen suñu réew ñu tey la ñu dem jox leen suñu maire yi ñu ne ñoom bëgguñu maire yi jël ko dem ñu jox leen suñu conseil départemental ñu jël ko dem dañuy xaar ba élection ñëw ñu ñëw taxaw ni waa Thiès man seen doom laa bëgg naa ngeen xam ni ñoo bokk fi ñu dëkk donc loolu dafay jeex ñun ñëpp ay doomu Thiès lañ Thiès est inféodé à personne ku fi nekk am nga fi cër ay doom lañ donc tey je pense que ni dañoo war a jël suñu réew jox ko ki nga xamante ni mën na gérer réew mais ku mënul gérer maire yi mënoo gérer Sénégal et je pense que tey waa Thiès dañoo war a jël seen courage en main xam ni tey ñun tey ay doomu Thiès lañu ñun ay doomu Thiès lañ fi lañ juddoo fi lañ yaroo fi lañ màggee ba pare jël suñu alal di jëf ci Thiès mais ñi nga xamante ni jox leen ay pouvoir jox leen ay doole jëfuñu ci jeunes yi jëfuñu ci femmes yi jëfuñu ci askan wi donc ñooñu tey waruñoo taxaw di laaj réew mi ñun nag bu ñu nekkee ay doomu Thiès taxaw dañuy jàppale président Macky Sall c'est parce que dafa am ay raisons yoo xamante ni moo tax ñu koy jàppale te raisons yi mooy fi nga xamante ni ni mu taxawoo ndaw yi parce que tey ñun ay entreprise la ñu yor entreprise privée nationale mais tey président Macky Sall fi mu jëlee entreprise privée nationale yi ak fi mu leen yóbbu ñun xam na ci dara parce que man bi président Macky Sall faloo en 2012 ci la commencé def ay extension sama entreprise avant 2012 amoo woon 15 employés mais après 2012 Macky Sall ñëwee j'ai maintenant plus de 150 employés parce que mu ngi accompagner entreprise privée yi pour ñuy mën a jël ay emplois mais aussi pour ñuy mën a créer ay richesses donc je pense que loolu jar na taxaw jàppale le président Macky Sall avec nag li nga xamante ni moo fi war a ñëw mooy pétrole ak gaz ñëpp xam na ni dëkk bu am pétrole ak gaz dëkk bu riche la comme ay États-Unis comme ay Arabie Saoudite dëkk naar yi ñooñu ñeewuñu kenn ndax pétrole la ñu yor di tibb di jaay seen waa dëkk ñoo gën a riche tey boo demee Arabie Saoudite naar yi du ñu dawal oto naar yi du ñu nekk chauffeur naar yi du ñu jaay naar yi ñooy nekk chef d'entreprise nekk patron yi parce que dañoo am alal
alal ji mooy pétrole bi te je pense que le président Macky Sall loolu ci lay liggéey pour que sénégalais yi pétrole bu génnee ñu mën ci bénéficier wu ba tey tubaab yi sax ñooy jógee seen dëkk di ñëw fii di immigré si donc ça man je pense que c'est une réalité am na te loolu président Macky Sall moo ko war a def donc gëm leen seen bopp gëm ni président bi ñu am chance la pour ñun donc dañ ko war a jëlaat falaat ko pour mu yeggalee mbëbët yi nga xamante ni teg na ko Sénégal te mbëbët yooyu nu mu ko mën a yeggalee mooy ñu falaat ko pour mu amaat beneen deuxième mandat yéen waa pays de Aly Ngouille da nga am rôle bu ngeen di joué parce que tey bu ñu jëlee le président Ablaye Dièye di seen rakk di seen doom di seen xarit ñu def ko le premier vice coordonnateur de la commune Est donc moom devoir la tey ñu gagné commune Est